dellu di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci édition spéciale bi ñu daal di amalati ni kii tey jii kon muy ñetteelu édition spéciale bu ñu ko xooleek léegi bi jàngoro ji di coronavirus duggee fii ci suñu réew ñaareelu cas bi démb lañu ko daal di kon wax ni ko Sénégal xamee mu nekk loo xamante ne nag xëy na askan wi daal am nañu ci ab tiitaange moo waral nag kon mu jaadu tamit ñu def si li ñu duppee rek kon communication bu jaar yoon waaye askan wi tamit dara bañ leen a ump ci li nga xamante ni moom mooy jàngoro jooju di coronavirus muy ñaax ñu gis ni ñoo ko am fii ci réew mi naam sax fekk ñu fi baax ndax ca France la ñu bàyyeekoo woon gis nañu démb communiqué bi nga xamante ni ministère bi ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram daal dina koy fësal nag di ca biral loolee ne lu dëgg la moo waral tey jii ci plateau spécial bi nag ñu dalal ci ay gan yoo xamante ne nag ay maire lañu ndax ku ne xam na ni cas bu njëkk bi ñu ko waxee nee nañ tubaab bi nag mi ngi dëkkoon fi nga xamante ne rek moom mooy Almadi moo waral nag tey ñu daal di am rek mbégte dalal ci plateau bi maire bu Almadi Ngor Almadi ñu lay nuyu bu baax a baax ñu lay nuyu bu baax Amadou Guèye ma ngoog maa ngi dalal tamit ci plateau bi Beydi Seye nag moom mooy maire bu Limamoulaye Ndiarème Guédiawaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le maire maa ngi lay fay. maa ngi tamit ci sama ndeyjoor ak kii di Mouhamadoul Makhtar Kane moom nag xam-xamam màcc na ci wàllug communication waaye moo jiite tamit mbootaay gi nga xamante ni moo ëmb professionnels yi ci wàllug communication ëmb entreprise yi ak organisation yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mouhamadoul Makhtar Kane. jërëjëf Fatou Kiné maa ngi lay fay di nuyu itam seen téléspectateurs yi. ma ngoog kon ni ngeen ko gisee nag tey gan yi nga xamante ni moom ñoom la ñu am ci édition spéciale bii nag jàppale ni tomb bi du dara rek lu dul lan mooy taxawaayu gox-goxaan yi ci xeex jàngoro ji di coronavirus ndax doon na jàngoro joo xamante ni kenn umpalewul ni mi fi ne nii wër na àdduna wërngal këpp mu mel ni kon xeex bi du xeexu benn nit de xeexu kilifa yi waaye xeex la boo xamante ni ku ci nekk rek am nga ci wàll moo waral tey édition spéciale bi ak gan yi nga xamante ni ñoom laa feggool waaye nag laata ñuy tàmbali mbokk yi dañuy daal di rek kon wax ci xibaar bi nga xamante ni dab nañu ni ki sànq nag muy génn ko àdduna Serigne Abdourahmane Fall Tilala jiite nag kon communauté Mor fii ci Sénégal mi ngi daal di faatu nag ci yoonu Poroxaan bi la fay tolloog xombal mu mel ni ñaari doomu aadama wala ñetti bokk na ca moom moomee ñoo daal di kon faatu ci accident boobu mu nekk tiis woo xamante ni dal na ci kaw communauté Mor yu Sénégal waaye tamit tiis boo xamante ne dal na ci kaw askanu Sénégal ndax kenn nattablewul liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi ko doon def fii ci réew mi mu nekk nag loo xamante ne daal lu tiis la dinañ ci dellusiwaat ak nu mu gën a yaatoo du ñàkk rek ci yeneen i jotaay ni ma ko waxee nag dañuy daal di kon sóobu rek ci waxtaanu tey ji coronavirus lañu ko jagleel lan mooy taxawaayu gox-goxaan yi ci coronavirus di jàngoro ji nga xamante ni mi ngi lëmbee àdduna doore Chine waaye di wër daanaka booy xool réew yi àdduna yi damay daal di rek kon njëkk a laaj ki nga xamante ni moom mooy maire bu Ngor Almadi monsieur le maire ba nga déggee jàngoro ji di coronavirus dugg na Sénégal cas bu njëkk bi ñu ne ci Almadi la maanaam waa ji fa la dëkkoon monsieur le maire yow ba nga ko yëgee rek lan moo njëkk a nekk sa réaction. damay commencer par jaale ki nga xam ne moo fi jógee jaale ko ay mbokkam jaale ko waa Sénégal yëpp parce que ñëpp xam nañu Tilala Ameth lu mu daan liggéey ci dëkk bi donc di dellu nuyu waat ñëpp rek di en plus particulièrement nit ñi nekk ci commune Ngor bañ ko yëgee rek li ñuy def rek mooy commencer di dalal nit ñi ndax nit ñi dal parce que déjà fekk nañu jël suñu disposition waaye dafa mel ni que président de la République mu santaan ci yeewu bi okkatu bu dayee gestu la parce que lépp lu ko ëmb rek mooy set donc je pense que nit ñi bu ñu commencé di set rek jàngoro yu mel nii dañ mën a aar nit ñi par rapport à ça donc ñun ñu commencé depuis lors di def ay setal xam ne c'est la condition sine qua non condition boobu la ñu jëkk ko tàmbalee pour que nit ñi
mën a nekk am set jàngoro ji bañ leen laal. ma ngoog set setal boobu bokk ci wàllu fegu gi waaye balaa ñuy wax dëgg ci wàllu fegu gi yow askan wi nga xamante ni ñoom nga jiite Ngor Almadies ndax amul ñu la interpellé maanaam ndax faaw rek xam nga yi bu amee tiitaange dafay daal di am ci askan wi luñ ci lan lañ la njëkk a interpellé. waaw c'est vrai que même avant ma ñëw léegi. bi may ñëw fii rek lañu ma encore interpellé par rapport à situation bi fi nekk. ñu xamal leen ne rek dal rek moo war actuellement nii amul dara la nga xam ne rek war na see mën a tax nit ñi am benn affolement benn wala benn jaaxle benn bi parce que nag affaire bi du nekk la nga xam ne wax nga ko sànq adduna bi yëpp la wër du nekk la nga xam ne rek dafa commencé di tasaaroo ci Sénégal léegi nag jël ay dispositions te xam naa ne waa santé jël nañu ay dispositions ya nga xam ne bu ñëwee daañu mën a aar nit ñi waaw ci loolu daal xanaa wax nit ñi rek ñu dal donc plateau bi daf ñu jox opportunité dañu jox kii maanaam bu ñu ngeen ñu joxee kàddu fii day gën a mën a tax ñu gën a mën a waxtaan ak nit ñi xam leen nan lañu xamal leen nan la ñu war a taxawee par rapport ak situation bi. ma ngoog mu nekk xeex boo xamante ne faaw ñëpp dugal ci seen loxo wax naa ko sànq monsieur le maire. maire bu Njaareem Limamoulaye Guédiawaye monsieur le maire yow it lan moo nekk sa réaction balaa ñuy dugg dëgg ci taxawaayu collectivité territoriales yi collectivité locales yi wax naa ko sànq nan la ñu war a sóoboo ci xeex coronavirus. waaw man d'abord maa ngi gërëm mbokk yi. ci invitation bi parce que sànq ci bëccëg rek lañ ma ko yëgal maa ngi koy wax léegi. fekkoon ma nekk ci réunion dama daw rek génn daw ñëw nii mais may rafetlu jotaay bi di rafetlu occasion ak opportunité réunion bi ci loolu la porté woon effectivement dinaa ci si léegi donc rafetlu jotaay bi ak nuyu samay nattangoo yi nga xam ne ñoom laa nekkal fii mais nuyu particulièrement waa Guédiawaye mu ne waa Guédiawaye ñëpp xam ne Njaareem Limamoulaye lay jëkk nuyu kam loolu kenn du ci mer mais comme man Guédiawaye gépp laa bokk maa ngi nuyu Guédiawaye gépp góor jigéen maa nga ndaw ñëpp ndax man vraiment ci icône Guédiawaye laa bokk maa ngi sant yàlla parce que fa laa bokk te fa lañ ma boolee ndax mën nga bokk ci dëkk mais waa dëkk bu la ci boolewul du neex ci yow mais dëkk bokk naa te boole nañ ma kon maa ngi nuyu gërëm leen sant leen di jaale aussi Sénégal ndax ki ñu fi wax léegi ne génn àdduna ñëpp la génnal àdduna démb ci bëccëg rek maa ngi am ku may waxtaanal fekk mu am yóbbante bu mu yóbbante woon ci man moo tax bi ñu ma téléphoné wax ma ko ki ma doon waxal moo ma téléphoné ñi nga xam ñu confirmé wu bi ma ñëwee fii ci laa doon gis mais maa ngi koy jàlle Sénégal parce que c'est une grande perte pour tout le pays régulateur social la lu mu doon jiite communauté bi ku daan lijjanti ku daan juble di jubale ku daan régler ay problème ci dëkk bi nit ku baax moo dem man xam naa ñu mu seexal moom miinu ma ko mais dinaa koy déglu te am na foofu lu ñu ko bokk maag moom muy Serigne Saliou kon xam nga ni nit ku baax la nit ku baax dem na nit ku baax la kenn du ko werante wallaay ndeysaan ma dellu ci réunion bi nga doon wax sànq junj nga ko réunion de crise la ci fàttali xam nga ñaareelu cas bi nag Roi Baudouin foofu nee nañ jaar na fa yàggul dara boo xoolee barki démb la réunion de crise la ci lan ngeen doon waxtaan xam nga man dama am chance ci terroir bi wax dëgg yàlla depuis presque 3 semaines maa ngi ciy wax ci mbir bi parce que li ma jëkk jàngat mooy feebar bu mel nii France muccul Allemagne muccul Italie muccul benn réew bu mag muccul man jàppoon naa ne Sénégal vraiment warul mucc donc depuis presque 3 semaines maa ngi ciy waxtaan man ak suma waa commune ñu ciy liggéey ba dimanche bii rek def naa benn réunion ak waa marché Ndiarème ñu ngi may dégg dimanche dama yendoog ñoom ci mairie bi di waxtaan ak ñoom bi may wax ñoom maa ngi aborder question feebar bi ma leen benn problème la am mooy nan la ñuy fexee ba marché bi ñu mën ko sécuriser parce que marché dafa compliqué bunt yee bare même heure de fermeture amu ci surtout marché banlieue yi c'est heureux que ñu invité ñun waa banlieue invité ñu mais suñu marché banlieue ñun amuñu heure de fermeture ce qui fait que les gens entrent et sortent comme ils veulent et quand ils veulent dimanche maa ngi koy waxtaan ak gaañ mais tey bi affaire bi amee lundi matin déjà avant man semaine bi j'avais instruit tous les chefs d'établissement directeur d'école yëpp ma jox leen note ne leen nañ fexe ba lundi à 8 heures nañ commencé def prévention maanaam nañu tàmbali ñun ñu jënd commune bi jënd ay bassines ay panne ak ay eau de javel jox leen ko lundi très tôt pour que élèves yi
commencé di tremper seen loxo dans de l'eau javelisée comme d'abord premier moyen de prévention en attendant maintenant que ñu xool yeneen yi ñuy développé. wàllu marché yooyu nga wax léegi est-ce que neex naa sécuriser ndax wax nga ko marché yi nit ñi amuñu heure bu ñu ñëw amuñu heure bu ñuy wàcc est-ce que dana yomb ci jamono ji les marchés c'est extrêmement difficile. Tey j'avais convoqué tous les marchés seen délégués yëpp ils étaient à la réunion parce que dama xëy ma convoqué woon les sëriñ daara démb bi événement bi amee au niveau de ba ñu tudd ci Baudouin ma convoqué lu tey sëriñ daara yi convoqué également directeur d'école yi les imams les délégués de quartier bàjjenu gox yi convoqué délégué marché yi ak personne ressource bo ñi fa nekk ñëpp pour ñëw ànd ak ñun ci waxtaan bi maintenant bi ñëwee ci waxtaan boobu bi jëkk feeñ jëkk génn mooy que ñun ñëpp am nañ conscience que li ñu doon naan du egsi agsi na mais am nañ conscience ne buñ ko defee xeexu si ndax ya doon xeex ñu naan dañuy seetaan ba sa ndax yi daanu ci àll ba àll ba taal néegu ñax ba taalaale dëkk ba bu ñu seetaanee ku seetaan bu ëllëgee mën na ñëw sa kaw. mën na ñëw sa kaw wax nga ko dëgg muy lu am solo kon damay dalal tamit Mouhamadou Mactar Kane wax naa ko sànq expert en communication jiite it mbootaay gi ëmb professionnels yi ci wàllu communication entreprise yi organisation yi Mouhamadou Mactar Kane yow it yaakaar naa dina am fànn bu am solo booy indi tey jii surtout ci wàllu communication stratégie yi anam yi yaakaar naa lu am solo ci jamono ji nga xamante ni coronavirus yegg si na Sénégal. jërëjëf Fatou Kiné balaa ñuy xuus ci waxtaan wi dañuy rafetlu jotaay bi itam di jaale Sénégal yëpp génnub àdduna Chérif Abdourahmane Fall Tilala yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana donc ñoo ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale Sénégal yëpp di wax ni feebar bi nga xam ni moo tax ñu toog fi tey di ko waxtaane ni muy lawee ci àdduna yéem na képp kuy doomu aadama ndax dafa gaaw ni muy lawee te ñu bare waxoon nañ ni balaa yàgg dina lëmbe àdduna yëpp waaw loolu ñoo ngi ci teg suñu bët bis bu ne saa yooy jàppee télévision surtout étrangères yi nga gis statistiques yi ñuy joxe di wax ni réew sàngam tey jii am nañ ko ëllëg ñu ne réew sàngam am na ko ak itam na muy lawee continuer de lawee ci fa mu jógee mooy Chine ak Corée du Sud ak dëkk yu mel ne Iran ak Italie France yaakaar naa ne réew yooyu bool ci Allemagne ñooy réew yi nga xam ni ñoom la gën a laal te ñu nekk ay réew yu am doole itam lu mel ni nag bu ñëwee suñu réew dafay baax ñu taxaw am taxawaay bu wér ba ku nekk mën ci jàpp dugal ci sa loxo ba ñu mën fegu mën aussi fàggu ba mbir mi ñu yemale ko fa mu war a yem ndax loolu buñ ko deful càggante moo ñu dal te ëllëg mën na am réccu kon dina baax itam moo am mobilisation générale képp kuy doomu aadama di yeewoo ci réew mi nga bàyyi ci xel waaye aussi dugal ci sa loxo ba ñu mën ko contenir ba mu bañ faat ay doomu aadama fii ci réew mi. ma ngoog loolu yëpp nag dafa laat yoon ndax xam nga loo gis lu ne waxtaan da ciy baax yoonal tamit da ciy baax ngir ñu xam nit ñi fan la ñuy jaar. monsieur le maire Amadou Guèye collectivité locale yi wax naa ko sànq mooy tomb édition spéciale bi solo si mooy ñoom lan mooy seen taxawaay rek ci xeex bi lu jiitu bisub tey jile keroog ba ngeen déggee jàngoro ji waxuma rek laat bi muy yegg si Sénégal mais avant sax ma fi yegg si. est-ce que yéen préparé woon leen déjà maanaam di lëkkaloo ak kilifa yi rawatina ak kilifa yi nga xamante ni sax ñoom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ngir fegu ci mbir mi ndax lii doon na loo xamante ni waruñoo xaar sax ba mu ne këtt ne jonn ba ñu ko déggee rek ca njëlbeen la ñu waroon jël suñu matuwaay. waaw li ma ciy dolli rek par rapport à loolu Fatou Kiné mooy nu au niveau de Ngor dafa fekk rek ñuy def ay séminaire de restitution au niveau ci autour de l'hôpital donc foofu rek la ñu commencé di joxe information bi par rapport ak situation bi nga xam ne moom la ñuy dund wala moom la ñuy yaakaar ne dina egg ci ñun booba lañ ci commencé waxtaanu dëkk mooy ñu gën ñu leeral ci feebar bi ndax ñu mën ko gën a restituer nit ñi ñu gën a xam nan nañ ban taxaw waaye la ñuy taxawee pour mën a aar seen bopp aar seen njaboot waaw loolu daal déjà commencé nañ ko depuis la semaine dernière la ñu commencé di def jéego yooyu ba tey ci suba yàlla mu tiim xam na ne avant ñu wooma pour plateau bi fekk na ñu toog di ci waxtaan ba ñu commencé woon am quelques kii yi ñu dese woon ay savon kii
ba kii nu xam na nañ koy waxati commencé di ko distribuer ci ñi pour que ñu mën a commencer déjà di jël def benn prévention par rapport ak seen loxo yeeg yooyu. hôpital yooyu nga tudd léegi est-ce que bi ngeen tàmbalee waxtaan ak hôpitaux yi est-ce que yéen sax xaw leen tiit ci suñu nekkinu hôpitaux yi ndax ku ne xam na ni hôpital yu Sénégal la yàlla xam doy na ci yenn hôpitaux yi nga xamante ne sax yu ndaw ndawaan la moo xam centre de santé ak yooyu est-ce que yéen déjà seen disposition tiitaluñ leen woon déjà ndax amuñu ay jumtukaay yu doy. est-ce que foofu it yéen a ngi fa doon xalaat. waaw xanaa gën a sécuriser entrée yi rek mais ci lu jëm ci centre de santé. man mën naa wax ne centre de santé bu Ngor. bu ñuy lim ñetti centre de santé yi gën a set ci Sénégal. ñett yi dinaa ci bokk man. waaw parce que dañu joxe ay jumtukaay ak i matuwaay ba nga xam ne centre de santé bi toujours day set. matuwaay yi jëm ci fekk jàngoro ji. voilà matuwaay yi jëm ci jàngoro ji nag. docteur bi lañu doon xaar mu ñëw ñu waxtaan ak moom ci loolu. ma ngoog dinañ ci gën a xuus ma daal di waxit ci ba tey des ci hôpital yi monsieur le maire yow it fa nga féete ndax ku ne xam na ni Njaaréem Limaamulaay Géejawaay nekk na banlieue boo xamante ni tey jii doomu aadama ya fa yeewu mënees naa wax ni seen lim takku na kon feebar yi bu amee rek boo xoolee ci réew yi daanaka ci banlieue la ñuy gën a tiit ndax la fay dajaloo ci doomu aadama foofu it hôpitaux yi nan nga jàngatee seen taxawaay fi mu ne nii. waaw man d'abord damay am occasion féliciter waa hôpital Baudouin. am na ñu nekk ci biir hôpital bi man maa leen jëkkoon am information bi donc j'ai suivi cas bi ba ñu transféré ko référé ko ci Pasteur ba yóbbu ko feneen dañ yëpp maa ngi ko doon suivre donc seen xarañte moo ñu dimbali parce que immédiatement ñu déceler un cas probable dañu sécuriser ceinture hôpital bi yëpp. Et ça a été très très responsable donc moi j'en profite je l'ai dit ce matin. mais boobu est-ce que fekkul tamit nit ñi par exemple su ma jëlee exemple nit ñi nga xamante ni xëyoon nañu bis boobu ñëw consultation ñëw faju si est-ce que fekkul nit ñi ñu bari ñoo xamante ni ñëw nañu faju si ba dellu seen kër. parce que loolu mënu cee ñàkk xam nga nit ñi. bu ñu déggee ne am na lu xew fii ñoom dañuy dawal seen bopp bala ñu dara di xew duñu sax agsi ñu ci gën a bare. am na nag ñoo xam ne forcément dañuy egsi parce que duñu xam maintenant je sais que. état bi mu ngi topp chaîne yi di xool di suivre ce n'est pas facile. parce que xam nga boo xoolee tamit bu dee lu ñu diagnostiqué la nekkul le même jour. quand même lañ ko mën a xëy na ñooñu mën nañu waxtu loolu waaye tey dafa am ay services compétents yoo xamante ni ñoom ñoo koy dëggal waaye bis boobu na la leer na ci hôpital ba xamoo ñaata doomu aadama ñoo fa ñëw doomu aadama yooyu xamoo ñaata ñoo dellu ci seen i kër est-ce que loolu topp ko dana yomb maanaam. registre boo xamante ni yaakaar naa war nañ ko xoolaat xam naa ne du xaw a yomb. parce que waxuma sax ñiy faju si parce que kuy faju si bu jëlee ticket ñu bind ko. dafay xaw a yomb parce que Guédiawaye comme li nga waxee banlieue la te banlieue le village. mais recensement la laaj de monsieur le waaw maire mais loolu laa la wax bu jaar yoon la banlieue nag village traditionnel la bu la ci kenn nax ay nit bu ñu dëkkee ay 1959 àndandoo tox si ay 72 ba nëga ni daanaka kër yi benn ñëpp a xamante kon ku fa jaar ci tikki ci bis boobu bu ñu bindee turam bu ñu nee diw ñëw na fi maire yi bu ñu toogee daañu xam délégué de quartier daañu too xam kii fa la bokk fii fa la bokk xam naa ne il y a suffisamment de services compétents yoo xam ne wóor na ma ne du yomb liggéey bi mais bu ñu ko toppee di ko xayma daañu dem ba retrouver ko en tout cas ci li ma xam ci ñoom mooy li nga wax léegi ñun am nañ chance bi ñuy wax mbir mi fekk na médecin chef district ñëw ba yendu ci mairie bi def fa réunion avec tous les acteurs waxtaan ak ñoom ci mbir bi donc on était un peu préparé beneen bi ku mel ni man sama terroir dama amoon benn chance parce que jaar naa ci service boo xam ne ñoom sax ñëw nañ ci fan yee ci ginnaaw ba sama benn école commune muy le service national de l'éducation et de l'information pour la santé muy SNEIPS man jaar naa fa donc à peu près am na lu ma xawoon xam tuuti ci nan la ñuy prévenir xam naa ne la philosophie de fagaru moo gën faju kooku foofa la nekk donc nous on savait donc moo tax man ne depuis 3 semaines ñun suñu terroir ñu ngi ciy liggéey maintenant hôpitaux yi c'est vrai que affaire bi yombul parce que maladie bi ndegam puissance yu mag yi la bett jaaxal leen sonal leen astamaa ñi nekk fii mais il faut reconnaître à la vérité que les services sanitaires de ce pays bi urgence sanitaire bi taxawee dañ ko def urgence prioritaire te loolu moo ëpp solo comme ni nga wax léegi suñu mbokk bi kan urgence prioritaire la urgence sanitaire et tous les services de l'État en matière sanitaire ñoom ñëpp ñoo àndandoo taxaw
lënkaloo pour liggéey ci mbir. dinaa dem ci kan balaa may dem ci moom laaj bi rek j'espère que personnel sanitaire bi maanaam ñi nga xamante ni xëy na nekkoon nañu en contact direct ak soxna soosu yaakaar naa ni kii nañ ko maanaam mettre nañ leen en quarantaine. waaw ça dama la bañ a wax lu ma wóorul parce que xaw ma ci dara fu ma toog nii di wax ak yow. waaw mais jàpp naa ni. ku ci nekk ci chaîne de responsabilité bi nga yor. comme ñun ñi nga xam ne ay jëwriñu terroir lañu. ñu tax ñu woo ñu. ku ci nekk aussi ci niveau de responsabilité bi nga toll la war yaa ngi koy def parce que fi mu nekk nii il s'agit ni ko kan wax na ko responsabilité individuelle moo taxaw ci mbir mi bala ñu naan responsabilité collective mbiru ku nekk la bu ku nekk taxawee posture bi nga nekk station bi nga nekk nga def la war la ci des de daal di yomb loolu moo waral ñuy convoquer les acteurs autour de nous pour élargir l'information et la sensibilisation pour que ku nekk boo delloo sa gox fa nga dëkk ak structure bi nga jiital nga mën ko approprier mën a woon ni def la sensibilisation qu'il faut li ci des nag état mu ngi ciy liggéey. nous aussi on est en phase avec l'état parce que ñun ay démembrement état la ñu. dinañ wax ci moyen état mi ngi ciy liggéey wax nga ko dinañu moo tax dinañu faaw ñu wax ci matuwaay yi ci wàllu koppar matuwaay yi ci wàllu jumtukaay monsieur Kane stratégie de communication mënta ñàkk tey booy xool ci wàllu communication maanaam kàddu gi jib ba ku nekk mën caa jotee fegu gi gën a mën a ñoŋ tey booy teg ay yoon ci wàllu communication yan lay doon. waaw jërëjëf Fatou yoon yi ñu mën a teg bari na ndax yu mel nii bu amee dina baax ñu jëfandikoo jëmtuwaay yëpp yu jëm ci wàllu communication bu mu mënti doon nag waaw waaye nag dina am ay priorité daañu gis ne xëy na lii moo ëpp doole wala lii moo ëpp njëriñ ñu donc choisir maanaam sélectionner ni lii buñ ko defee xëy na daañu mën ay résultats collectivités locales yi nga xam ni bari nañ ci réew mi ñun bari nañ lu ñu liggéey ak ñoom ndax itam ci wàllu développement léeg-léeg ñu am ak contact ñoom ci wàllu projet ak programme yi nga xam ne état bi daf koy tëral donc bari na lu ñuy am contact ak ñoom te yaakaar naa ni comme monsieur le maire ni mu ko waxee ñoom déjà am nañu ay jumtuwaay yu nga xam ni mën na leen mettre à contribution léegi boo demee ci réew mi daa gis ni li ñuy wax rajo communautaire yi ak rajo locale yi bari nañ ci réew mi waaw maanaam am nañu benn maillage bu intéressant ci réew mi yëpp gox boo mënti dem Sénégal ak lu mu sore sore léeg-léeg daa fa gis benn rajo locale alors yaakaar naa ni ci wàllu stratégie ñi nekk au niveau central waruñu fàtte gox yeeg gox-goxaan yi war nañu mettre à contribution rajo yooyu pour ñu mën relayer aussi message parce que li tax rajo yi am importance c'est des radios de proximité maanaam dañu jege askan wi waaye itam fa ñu nekk daañu mën wax maanaam message yi ci làkk maanaam askan wa fa nekk donc ci langue nationale yëpp mën nañu décliner message loolu lu am importance parce que léeg-léeg bu ñu def yenn stratégie au niveau national dañuy fàtte maanaam l'intérieur du pays maanaam les collectivités locales te loolu yaakaar naa ni njuumte la xaw ma nag actuellement lan la ñuy def au niveau du ministère mais loolu war nañ ci bàyyi xel. mu laaj formation également jëmale ci ñooñu war a véhiculer. voilà dafa laaj formation. dafa laaj aussi ñu taxawal maanaam ay kuréel yu nga xam ni dans chaque collectivité locale daañu saytu mbir mi ci wàllu woowu. am na leneen lu monsieur le maire wax léegi mooy service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEIPS jumtuwaayu état bi la c'est le bras technique donc du ministère de la santé liggéey bu am solo la ñuy def ci wàllu communication man xam naa leen tuuti xam naa li ñuy liggéey bari na lu ñuy def maanaam ci wàllu communication lu nga xam ni dañ koy tuddee communication hors média maanaam du ñu jëfandikoo ak ay jumtuwaay comme xarala ji demee noonu wala rajo wala télévision waaye dañuy dem ci askan wi di wax ak ñoom directement communication boobu dara gën ko efficace c'est la meilleure des communications waaye nag service boobu boo koy xool seen moyen humain doyul seen ressources humaines surtout boo demee ci biir réew mi waaw xëy na fii Dakar daal di gis léeg-léeg ñu génn dem ci école yi wala dem ci marché yi wala dugg ci quartier yi di wax ak nit ñi waaye loolu aussi dañ ko war yaatal
ci biir réew mi. relais yi ñan la war a doon dans ce cas parce que il faut mu am aussi ñoo xamante ne dañ leen duppee xëy na ay relais ñoo xamante ni ñoom ñooy mën a tax information bi gën a mën a yaatu ni ñu déggee sànq ni ko monsieur le maire waxee nee na moom ci ni ki démb rek nga wax yaa ngi doon waxtaan ak waa marché bu Njaareem ndax ñoo ñit jàpp nañ ni cible lañu relais lañu boo xoolee ci biir àll bi nga wax léegi wala sax ci Sénégal wërngal këpp ñan la ñu war a cibler pour def leen ay relais. ndax gis nañu fi ay mouvement de femmes gis nañu fi ñeneen ak ñeneen. waaw laaj boobu am na solo parce que relais yi ci sama gis-gis bu gàtt war nañu mën am lu ñuy wax une approche multisectorielle mooy maanaam da ngay dajale acteurs yi nga xam ne yëpp war nañ ci mën a jàpp service d'hygiène mi ngi fi ñoom tam malheureusement seen ressources humaines bëriwul waaw loolu ñëpp xam nañ ko ñoo ngi def seen liggéey waaye li ñu waroon am ci personnel amuñu ko foofu dafa xaw a sooxe waaye boo leen woowee nga boole nag ak ñi ñuy wax les acteurs communautaires dans les collectivités locales bare na ay li ñuy wax acteurs communautaires en général ay jeunes la ñu doon yoo nga xam ni c'est des acteurs de développement yu mel nii tàmm nañ koy def sax donc ñooñu foog nga boole leen ci bàjjeni gox yi aussi bu ñu leen fàttee ndax ñoom dañuy yëngu ci wàllu santé donc ñooñu aussi ñooñu ñëpp bu ñu leen formé ñu nekk une équipe am ñu leen jiite yaakaar naa ni prévention bi war a am dañ ko mën a def à l'intérieur du pays dans les coins les plus reculés loolu bokk na aussi ci stratégie yu ñu war a doxal parce que bu fekkee ni dañ jàpp ni médias nationaux yi rek doy na njuumte la. njuumte la ma ngoog relais yooyu wala cible yooyu mënuñu ci seppi rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy tout tànk yi daara yi monsieur le maire Amadou Gueye ci wàllug daara yi ak yooyu. nan ngeen dooree parce que gis nañu démb rek ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi muy wax ni faw tamit ñu dugg ci biir daara yi ndax foofu tamit jàpp nañ ni communication bi dana fa jàll ndax xale yi xëy na la ñu fay jëlee mën nañ koy yeggale ci seen biiri njaboot yéen fan ngeen tàmbali foofu ci liggéey bi. waaw déjà ñun au niveau de Ngor dañoo amul daara yu bari. Ngor ñaari daara la ñu am. Je pense qu'on va vite faire le tour mais ce matin rek. avec le directeur de l'école. Sané ce matin on a discuté de ça man ko ndax yéen a ngi préparé foofu pour xale yi seet nan la ñuy defee seen prévention ci ils ont fait le nécessaire déjà ci école yooyu quoi et maintenant par rapport à suñu naataango li mu wax par rapport à la communication c'est vrai que bàjjenu gox yi ak le relais communautaire parce que ñun on en a encore ci ñooñu daal mën nañu wéeru ci ñoom pour que la communication bi ñu mën ko diluer ci biir dëkk bi loolu daal pour le moment daal jotuñu woon a xuus dëggantaan ci biir mais dañu commencé woon a développer parce que yàlla moo xam lu tax mu def ko parce que démb rek la suma benn xarit jóge France doon jaay produit yooyu ñuy kiiwal ko mu dese ko 150 cartons mu may ma ko ma commencé nag di ko distribuer xanaa moom bu ko fi fekkoon moom dina ci am xaalis bu bari parce que ñaa ngi koy wër amatuñ ko voilà loolu laa commencé daal ñu koy commencé di ko distribuer ci nit ñi mu des fa ay cartons yi mu war a yóbbu hôpital beeg yooyu yëpp daal donc prévention bi noonu ngeen wéeru ci relais communautaire yi mbaa mën ngeen wéeru tamit ci seen i am ndax dañ leen di faral di reprocher ne seen am demewul noonu gox-goxaan yi maire yi maanaam la ñu mën a lijjanti dëgg-dëgg bariwul ci jamono jii di coronavirus est-ce que am ngeen ay moyens yu tax ñuy wax. waaw xam nga ne day suma collègue ngi toog xam nga bu ñuy wax affaire yi moyens ci maire yi ñun suñu loxo jotul suñu gannaaw waaye nag ñoo ngi góorgóorlu daal ba mën a yegg ci nit ñi def li nga xam ne moo ci war y a un minimum daal ba nga xam ne. war nañ ko mën a def ci nit ñi muy wàllu information wàllu dugg ci les télé locales kii local rajo locale yeeg yooyu yëpp mën a wax informer nit ñi ku ci nekk xam nan nga war a mën a aaree sa njaboot aar sa bopp aar sa njaboot loolu on fait vraiment le nécessaire je pense que loolu moom dina ay démarches rek yu ñu war a def ay jéego yu ñu war a def di dem ci nit ñi wax ak ñoom tey rek léegi rek bi may ñëw am na ñu may interpeller pour ne dañu war a def benn réunion ngoon par rapport ak les radios communautaires ñu mën a waxtaan ak nit ñi
doon ñu laaj ndax ñun daañ ci participer wala déet man ne ñun ñoo war a organiser loolu. Ma yéen ngoog. ngeen ñëw fekkati ñu. bëgg naa xam ndax dégagé ngeen déjà ay budget ci loolu ndax koppar yi faaw ngeen wax ma ndax teg ngeen budget ci bu mu jokkoo bi Ramata Danfakha Ba moom mooy directrice bu hôpital Roi Baudouin maa ngi lay nuyu bu baax a baax madame Ba. maa ngi leen di nuyu. Voilà madame Ba nga jiite hôpital boobu di Roi Baudouin ku ne xam na ni ñaareelu cas bi ci coronavirus foofee la ñu ko dégg gannaaw mbir mi daanaka ñaari fan ci tey mat na ko madame la directrice ndax mën nga desiwaat tuuti ci situation bi fan ngeen toll fi mu ne nii ci yëf ya. waaw merci beaucoup maa ngi leen di remercier ci woo bi ngeen ma woo pour mu mën a éclaircir un peu la lanterne des populations. su mu ne nii situation bi mun nañu wax ni sunu léegi mu ngi sunu gannaaw bi malade bi ñëwee ba jël nañ ko en charge parce que dafa am benn protocole boo xamante ni ministère daf ko jox hôpitaux yëpp pour bu ñu amee ay malades yoo xamante ni bu ñu ñëwee dañu xaw a am ay symptômes de grippe yu xaw a niroo tuuti ak maladie bi nga xamante ni mooy corona bi dafa am ay questions yoo xamante ni dañ leen di poser fan ngeen jógee ban dëkk ngeen kii woon est-ce que nekkoon ngeen en contact ak koo xamante ni dafa amoon doomu jàngoro bi bu ñu amee suspicion dañuy jël du ñu bàyyi malade bi mu dem dañ koy jël def ko en quarantaine dans des conditions yoo xamante ni ñun à niveau interne on avait déjà préparé ça après ñu def prélèvement yóbbu ko au niveau de Pasteur une fois que le prélèvement est fait bu résultat yi ñëwee ñu jël aussi ay matukaay jël malade bi yóbbu ko au niveau de l'hôpital de Fann pour ñu jël ko en charge. bi loolu amee waaw. waaw yeggali. waaw léegi nag bi loolu amee bi malade bi demee désinfecté nañu salle bi nga xamante ni foofu la nekkoon il faut dire que aussi personnel beeg médecin yi ñu nekkoon foofu yëpp amoon nañu ay masques yu ñu takkoon ak ay gants amoon nañu daal vraiment matukaay yi nga xamante ni yëpp nit ñi waroon nañ ko am joxoon nañ leen ko. waaw voilà madame la directrice est-ce que lu soxal wàllug recensement bi maa ngi ko doon junju sànq ci mboolem doomu aadama yu ñëwoon bis boobu ci biir hôpital boobu est-ce que yéen a ngi ci liggéey bi wala boog ngi avancé bu baax a baax ci xam ñaata ñoo fa ñëwoon ngir nag ñu mën leen a identifier ñoom ñëpp tamit ndax lii dafa doon loo xamante ni lu ñuy topp la. ci biir hôpital bi mooy bi paa bi ñëwee. waaw bi mu ñëwee waaw. bi mu ñëwee dafa weekend la woon. maanaam ñi fa tombé loon daal ñi fa tasante loon. oui xam nga weekend la woon donc yaa am woon affluence. nit ñi bëriwuñu woon. donc biñ ko jëlee dafa ñëw directement ci biir salle de consultation bi fekk fa médecin bi ak infirmier bi ñooñu soloon nañu seen ay masques ak seen gants. donc bi ñu defee interrogatoire bi nañ ko mettre en quarantaine xëy na ñi mu àndaloon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko accompagner mais loolu waa district bi def nañu liggéey bi ñu ngi remonté nañu ba xam ñi nga xamante ni yëpp paa bi nekkoon na ak ñoom fu mu ne nii ñu ngi ci liggéey ñoom. bëgg naa la laaj benn laaj bu mujj rek laata ñuy tàggatoo xam nga hôpital moom bu ca nit déggee lu mel noonu est-ce que loolu amul lu mu wàññi ci nit ñu daan ñëw ci hôpital boobu ndax amul ñoo xamante ne am nañu xel ñaar di ragal ba faf sax nangootuñu dëgg seen tànk ci hôpital boobu. xam nga loolu moom mënul ñàkk parce que day am tuuti psychose moo tax ñun ñuy communiquer fu mu ne nii ci réseau yi pour mën a expliquer un peu population bi que ni que fu mu ne nii jarul ñuy paniquer. moom kay léegi kay la balle est dans leur camp c'est-à-dire que maintenant il faut que nit ñi accepter ni jàngoro baa ngi fi ba pare nag ñu commencé di jël seen ay matukaay. mais nangu nga ni wàññeeku nañu bu baax. ñi daan ñëw tey jii wax dëgg ci neex yàlla man bi ma ñëwee le matin def naa le tour de l'hôpital. malade yi fi nekkoon yi ma fi bàyyi woon 10 ñu hospitalisé ñoom laa fi fekkaat am na ñeneen ñoo xamante ni ñëw nañu service yëpp fonctionné na. rajo bi jël nañu ay malade labo jël nañu ay malade maternité jël nañu pédiatrie amul benn service boo xamante ni jëluñu malade. léegi nag par rapport ak wàññeeku bi au niveau du service accueil urgence dañ ko désinfecté di def nettoyage à grande eau donc tey foofu malade amu fa mais malade yaa ngi ñëw hôpital bi nit ñaa ngi dugg di génn psychose bi xëy na au départ amoon na psychose mais après bi ñu defee communication ba expliquer nit ñi que ni que maladie bi doo kii nii rek boo jëlee say quelques matukaay mën nga ci mucc nit ñaa ngi ñëw amul benn problème.
nangu ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Merci mu nekkoon kon Ramata Danfakha Ba jiite rek hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna si ñu daal di wéy rek ci laaj yi monsieur le maire ñi ngi ko doon wax sànq foofu lañ daanale woon ak yow muy budget bi ndax teg ngeen koppar pour mën a dimbali askan wi personnel de santé bi moo xam ndax jumtukaay yooyu dafa di loo xamante ne xëy na jàppee nañu ko lu ñàkk fayda waaye mën naa dimbali rek nit ñi lu ci mel ni li ñuy soxla moo xam ci wàllu masque la wala boog ci wàllu produit yi nga xamante ni war nañ koo jëfandikoo di seetal suñu loxo saa su ne. D'accord. Nous nag au niveau de la commune de Ngor budget spécifique bu coronavirus amuñu ko waaw parce que commune yi xam nga ne déjà ñun dañoo waroon laaj état bi sax mu ji di ñu gën jàppale parce que gan gu ñëw fii lañ koy andi King Fahd Almadies ñëpp fii lañ fait la porte d'entrée donc waroon nañ ñu gën mën jàppale ci en matière de sécurité ak santé bi yooyu yëpp quoi mais li wóor bu wóor mooy ñun hôpital bi moom mosuñu ko bàyyi chaque année dañ koy doter en médicaments en produits sanitaires ak yooyu yëpp chaque année dañ koy doter une dotation assez importante pour que ñu mën a def seen liggéey na mu leen waree parce que santé bi ñun ñoo ko moom ça nous est dévolu mais moo tax dañ koy budgétiser avec une bonne dotation donc yu mel ni bu amee même sans ça je pense que matukaay yi déjà mu ngi ci hôpital bi waaw. Beydi Seye lii ndorteel la dañuy ñaan yàlla nag mu yem fi ndax xam nga jàngoro ji di coronavirus moom bu ñu sañoon ñaari cas yi Sénégal ca lay yem dootuñu ko dégg waaye loo xamante ne door na xamoo fan lay yem yaakaar naa ni la ca ëllëg la ca kanam jar naa xalaat ba tax na naam sax tàmbali ngeen di waxtaan ak askanu Guédiawaye moo xam waa marché ba ñeneen ak ñeneen ana yeneen i pexe ngeen teg ci xeex bi. xam nga d'abord je voudrais me remercier féliciter madame Ba. Pour son courage ak disponibilité wax naa ko sànq defe naa may commencer parce que l'hôpital de Baudouin a très bien réagi pendant la situation et juste après la situation donc maa ngi koy féliciter au passage je ne savais même pas que mu ngi ñuy déglu mais dama koy féliciter moom ak équipe am ak personnel bi maintenant pour revenir ci li nga wax dama wax ne la xam nga man depuis suñu terroir boobu depuis presque 3 semaines ñu ngi ciy liggéey SNEIPS bi ñuy wax léegi ñoom envoyé nañ à travers l'inspection de l'éducation et de la formation IFB ay mission ci biir école yi tey par exemple ñun suñu réunion benn directeur d'école école Ndiarème école Aliou Gadiaga directeur bi Aliou Mbaye ak benn enseignant Bamba Ndiaye ñoom ñoo exposé li nga xam ne waa SNEIPS jàngal nañ leen ko parce que comme mënuñu woon wër fépp vous avez parfaitement raison ci personnel yi école boobu choisir nañ ko suñu commune mais lañ fa defoon former fa nit ñi tey bi ñëw suñu réunion bi ma convoqué tous les acteurs dama leen jox la parole ils ont restitué la nga xam ne moom moo amoon fële leneen li ci des mooy xam nga zone bu nekk ak spécificité ak réalité ni mu wax ci ay rajo communautaire c'est vrai am na dafa am solo dañ ko war a utiliser mais ñun par exemple ci suñu terroir suñu relais dañu simple dañu jógee parce que gestion bi ñu demandé mooy gestion de proximité relais bi boo wooyee sëriñ daara bi le président départemental de Serigne Dara Abdou Ciss sama commune la nekk il a pris la parole 2 fois à la réunion ce matin ma woo ko mu ñëw woo également les directeurs les chefs d'établissement directeurs d'école yi woo imam yi woo délégué de quartier woo bàjjenu gox yi woo délégué marché yi ñooñu ñëpp ay relais lañu parce que ku ci nekk dafa mënul booy jouer par exemple imam yi ñooy xutba imam yi ñooy nekk ci jàkk yi ñooy nekk ci jumaa yi j'ai été même un peu loin ce matin parce que dem naa ba ni imam yi je ne suis pas certain de pouvoir vous donner des leçons ci ni ngeen war a gérer sécurité seen jumaa yi ak seen jàkk yi mais dama jàpp ne jumaa bu bari buntu jàkk bari buntu war ngeen xalaat yéen ak seen comité parce que jàkk ju nekk am na comité ngeen xalaat seet nan ngeen def est-ce que da ngeen di tijji ñaari buntu ñetti buntu nit ñi bu ñu mën a dugg bu ñuy dugg ñu mën a jël seen loxo trempé ko ci vraiment au javelisé doog a dugg ci biir je l'ai dit ce matin ñooñu imam yi la xutba dañu war a prêcher dañu war a wax mais délégué de quartier dans sa zone non seulement dafa am un rôle de veille mais un rôle d'alerte nee naa leen par exemple rassemblement ngénte parce que banlieue dañu bëgg ngénte dañu bëgg xew en général ngénte takk décès dañu ko bëgg mais j'ai dit aux délégués ce matin ils m'entendent tous ma leen bu ngeen demee seen koñ ku nekk sa koñ d'abord sa comité de quartier war ngeen ànd liggéey ci information yi ngeen ànd dugg ci kër yi si vous pensez que dans une maison
dafa am un cas suspect parce que aussi dans la banlieue il y a des problèmes parce que nit mën na am cas bi mais suñu complexe mooy tax parce que xew yi sax jotul fi mu ne nii nag ñu wàññi ko newuñu ñu bàyyi ko waaye xëy na ñu wàññi ko rek ndax li xew. bon man foofu egguma fi mais ce que j'ai dit ce matin dama ne délégué de quartier bi ku am xew ci dëkk bi war na ñëw woo ko la veille ne ko suba fexeel ba def fii ay ndox ñuy def eau de javel def nangam ba ngeen ceinturer foofu ça c'est le rôle du délégué de quartier je l'ai dit ce matin parce que moo ñu fa nekkal nee naa aussi bu ngeen gisee lu leen xaw a jaaxal ci benn kër parce que war ngeen xam lu nekk seen i kër mais c'est à vous d'alerter les autorités yi nga xam ne ñun dañ fa nekk ak autorités sanitaires yi nga xam ne ñu ngi ci pour ñu kii bàjjenu gox yi mais ñu ngi doog am liggéey bi ñu commencé ba nëgg ni ñu ngi ci vaccination ñu ngi ci lii ñu ngi wax grossesse tout et tout mais tey dama leen yéen a ngi doog am liggéey lii liggéey bii mooy liggéey bàjjenu gox fa mu nekk nii c'est boog ni gàddu seen i bagages ànd ak seen i relais ngeen dugg ci kër yi dugg ci koñ yi wax parce que imagine benn présidente bàjjenu gox tey elle m'a dit ne ma ñun suñu problème mooy jigéen ñi dañu raxas seen ndab jël ko teg ko ci table ci roq bi parce que du ñëpp am confort boo la mën a may nga am sa cuisine am sa nangam am sa frigo et tout ma di ko déglu mu ne bool yooyu ñu jël teg ko ci ginnaaw raxas ko ba noppi teg bu yàq jotee dañuy génne rek yàq alors que bu ñu ko génnee dañ ko war a raxasaat lenqal yi ba mu set ñu fomp ko ba mu set ñu doog a ci yàq elle m'a dit ce matin li gën sax mooy bu ñu ko defee fi ñu daan añee ci cour beeg yooyu di fa reere ñu dem ci véranda bi wala ci benn néeg et cetera pour mieux nous protéger elle m'a dit fekk ma tere boo demee commune ba tey kenn dootu la jox kenn loxo en tout cas depuis dimanche j'ai instauré systématiquement que kenn dootu jox loxo man maa dàq joxe loxo ak sujjóot fóon loxo mais j'ai dit tey kenn jox ma gisoo monsieur le maire ba ñëwee sànq mon cher collègue bi ma joxee loxo dama def ni sama boobu rek nuyu ko nii bon parce que xam naa ne peut-être ñun dañ ko systématiser xam naa ne moom dina ko systématiser parce que c'est clair nit ñi on a beaucoup de civilité dans ce pays Sénégal loolu ñu tardé masla bu dul jeex nangam donc j'ai parlé de ces relais là mais bàjjenu gox yi loolu seen liggéey imam yi xam nañ li leen war directeur d'école ça a commencé parce que c'est les enfants ñoo gën a nekk relais di ma gis parce que barki démb lundi bi xale yi raxasoo maître yi ne leen bu ngeen demee seen kër ngeen wax seen yaay ñu jox leen ndox ngeen raxasu saabu te bu leen nuyu kenn wax leen ko seen kër des gens sont revenus en feedback pour me dire que xale yi dañ leen romb rek ñu war leen nuyu ñu ne suñu maître nee na bu kenn nuyu ma ne waaye xale yi lu ñu ko wax loolu lay wax te bu ñëwee ci kër gi aussi loolu lay wax loolu la parents yi def donc ñu jëm ci wàllu daara yooyu dogguma la balaa ngay jàll ci beneen point daara yi mënuñu leen wax seppi ci école yi mënuñu leen wax seppi ci daara yi lu ci mel ni daara yi alxuraan yeeg yooyu te banlieue bi bari na ay dama ne la le responsable départemental de Guédiawaye bu daara yi Abdou Ciss imam oustaz mu woon sama réunion li ma wax tey dégg nañ ko daara yi j'ai dit problème daara yi mooy promiscuité bi wax naa leen ko dañuy tëddaloo mu xat du am hygiène du set yenn saa yi parce que taalibe wax naa leen tey ne leen taalibe dañ leen di sang ak ndox mu tàng comme li ñuy sang suñu doom ci kër yi taalibe yi nañ leen di utal ay yëre di leen ko solal fa ñu tëdd nañ koy defar ba mu set parce que benn taalibe bu am feebar bi sëriñ baay jëkk dem ak waa këram ak ñëwal foofu ak ñun ñëpp ñu àndandoo jël feebar bi donc kenn warul xeeb la waat je l'ai dit ce matin donc il faut que ñu am courage suñu responsabilité parce que yàlla moo ñu teg ñu war a wax ak askan mais il faut tamit ñu doter leen de moyens. très bien foofu ngay ñëw ci moyens yi xam nga la santé est une compétence transférée maintenant à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle parce qu'il nous est loisible je l'ai dit ce matin amoon na benn dotation boo xam ne moom ko defoon poste de santé ñu ngi may dégg bu ma ko defee c'était pour parce que seen ci poste de santé bi dafa am foo xam ne dafa yàqu woon ñu waroon ko réparer bon li ma fa def sax matu ko parce que quand j'ai vu le début de l'entrepreneur xam naa ne matu ko parce que dafa naan taa ñu bàyyi ndox mi muy dugg ba weññee yàqu kon xam nga tout à reprendre moi j'ai dit sànq en réunion dotation boobu dama jàpp ne dañ ko war a dévier jëmale ko ci gestion maladie bi mais loolu xam naa ne moom conseil municipal dina ci tontu balaa may ñëw ci loolu monsieur Kane yow it rek nga joxe sa gis-gis ci maanaam tey ji nan la ñu war a soppee doxalin ngir nag ku ci nekk rek mën a doon relais ci wàllu wi. waaw bëggoon naa wax tuuti ci wàllu moyens yi balaa ma tontu ci sa question
xam nga ci wàllu communication moyens yi gën a jafe maanaam yi gën a cher audiovisuel la télévision ak rajo surtout télévision la tey jii boo jógee ni da ngay jàllale ay message télévision ça coûte très cher dafa jafe bon télévision moo bindoo noonu itam loolu aussi foog ñi xam nga rajo moo gën a yomb waaye situation yi bu mel ni bu amee ci réew baax na ñu jël ay matuwaay yu bees monsieur le maire wax na ko léegi nee na à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle am na ay réew yu développé yu nga xam ni surtout ñu woowee les pays nordiques les pays scandinaves ñoom loolu réglé nañ ko yu mel ni bu amee maanaam dañuy wax médias yi ñu participer à l'effort national c'est important tey jii Sénégal mënoon nañu wax ni médias nationaux yi ak ñi nga xam ne am nañu ay antennes dans les régions war nañu mën jàllale ay messages ay spots gracieusement loolu war na mën a nekk yooyu yaakaar naa ni mën nañ ko boole ci stratégie bon xam nga état chaque année day dimbali maanaam organe de presse yi maanaam bërëbu liggéeykaay yi nga xam ne dañuy wasaare xibaar moom la ñuy wax aide à la presse donc aide à la presse boobu en retour organe de presse yi war nañu fay naar bu xoromam bu situation yi mel ni amee donc état bu leen ko ñaanee war nañ ko mën a nangu donc yooyu yaakaar naa ni aussi ay stratégie la nga xam ne mën nañ ko développer réew yooyu nag ñoom dañ ko dugal maanaam ci politique bu nga xam ne moo nekk ci ginnaaw ñun nag loolu amaguñ ko lu ñuy wax politique nationale de développement en matière de communication loolu Sénégal daf ci xaw tardé parce que man gis naa ay réew yu nga xam ni ñoo ñu wër sax réew yu ñu jege nga xam ne am nañ ko donc situation yu mel nii bu amee une réglementation la ñuy def rek wax ni par exemple les causes d'intérêt général maanaam lépp lu nga xam ni askan wi dañ ci war a taxaw mu jàngoro yu nga xam ni wala jafe-jafe yi nga xam ne war nañ ko saafara lu bokkul ak maanaam démarche commerciale loolu war nañ ko mën woyefal ci misaal bu ñuy ñëwee ci benn télévision ni dañuy jàllale ay message wala ay spot de sensibilisation yu mel noonu dañu naan comme que lii askan wi yëpp la soxal te du lu nga xam ne jënd ak njaay la parce que ay jikko la ñuy soppi ay taxawaay la ñuy defaraat loolu dañ leen koy yombalal daa mën na leen ko wàññil ba à 80% am na réew yu nga xam dañ koy def waaw loolu nag réglementation politique la laaj ci ginnaaw ñun nag loolu amaguñ ko malheureusement waaw loolu bu ñu ko amoon tey jii problème moyen yi dina wàññeeku parce que dégg naa au niveau central maintenant ku ngeen invité woon fii ci seen plateau su ma juumul mooy docteur Boli Diop mu wax ci wàllu moyen yi mu ni moyens yi dafa xaw wax nañu am nañu 1,4 et quelques millions waaye moyen pour communication yi dafa xaw doyul daal te itam dafa xaw cher loolu la ñuy wax accès aux médias dafa cher bon ma bamtuwaat li ma waxoon léegi rek mooy toll nañ fu nga xam ne ñun suñu réew bu ñu bëggee dem ci développement jàngoro yi nga xam ne yëpp dafa law ci askan wi moo xam feebar yi la moo xam accident de la circulation yi la maanaam accident routier yi sécurité routière accident en mer yi gaal yi këpp ak nappkat yi nga xam ni dañuy des ci biir géej gi problème mu cadre de vie bi ñuy wax déguerpissement yi ñuy def ak yooyu ak cet gi ak xale yi nga xam ni chaque année dañuy dee ci géej gi noyade ak yooyu yëpp ak yeneen ak feebar yi parce que feebar yi bari nañu du coronavirus rek moo fi ne am na feebar yi nga xam ni ñoo gën dangereux coronavirus ñoo gën a gaaw rey ñoo ngi fi ci réew mi cancer yi ñoo ngi fi bari nañ fi maladie cardiovasculaire yi bari nañ fi lool AVC yi bis bu ne da nga koy dégg yooyu li ñuy faat ci bakkan moo ëpp fuuf li coronavirus di def ak yeneen donc yooyu yëpp war nañu am benn politique moo xam ni day nekk benn cadre de référence mooy jël en charge yooyu yëpp ba bu yu mel noonu taxawee ñu ni ci wàllu communication nii lañ ko war a doxalee. mangook noonu lañ ko war a doxalee ñu des rek ci wàllug moyens yi monsieur le maire dégg nañu président Macky Sall ne lu ëpp 1 milliard dinañ ko dégager mobiliser nañ ko sax pour xeex jàngoro ji di coronavirus yéen ngeen féete ci gox-goxaan yi du ñu ne nag lépp dafa war a mat waaye yàlla minimum loo xamante ni mënta ñàkk yaa ngi koy wax léegi tamit dotation yi war nañ ko jëmale ci wàllu woowu monsieur le maire yow looy wax.
waaw xanaa ñu toog rek déglu état bi ndax daa ñu boole ci détention waaye ñun nag de notre côté daal dinañu def li nga xam ne mooy suñu kënt lay kantan mon collègue wax na ko léegi gis nga dotation fa mu ko jëme woon fa mu waroon a dugg mu génn ko foofu andi ko ci coronavirus bi ñun suñu niveau aussi on va essayer de faire de la même chose ah ba nga xam ne rek lépp lu ñu ci soxla rek par rapport ak li nga xam ne mooy law ci dëkk bi mu bañ a yegsi ci ñun ñu mën ci aar nit ñi ñaan nit ñi rek di leen ñaax encore une fois ñu wàññi xew-xew yi collègue bi wax na ko wàññi déplacement yi te nag te nit ñi ci biir kër yi bàyyi nu mu tuddati mariage yeeg dëj yu yàgg yeeg yooyu yëpp ñu wàññi ko daal ba yëfi passé ñu muñ daal ba yëfi passé ñu commencé ñu doog a jëlaat suñu vie normale ah ci loolu sax est-ce que lëkkaloo déjà am na ci diggante communes yi ndax lii ni ko monsieur Kane waxee sànq dafa war a nekk loo xamante ne approche multisectorielle la waaye tamit yaakaar naa mairie yi war nañu lëkkaloo doon benn di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo est-ce que yéen a ngi xalaat ay réunion yoo xamante ne ay réunion yu leen di boole la. waaw defaguñu loolu nag mais li wóor bu wóor mooy suñu secteur bi fii problème bu fi am rek ci genre yu mel noonu ba nga xam ne day law askan wi yëpp parce que ñun ni ñu dëkkal. donc automatiquement Ngor Wakaam Yoff daañu mën a dajaloo rek parce que organisation mel noonu am na fi ba nga xam ne dañu mën a dajale nit ñi pour mën a waxtaan ak askan wi waaw loolu daal xanaa gën a yaatal waxtaan wi rek gën a dugg ci biir dëkk bi rek gën a informer nit ñi ñu gën a mais nag ñu wax leen aussi ñu ànd ak dal voilà surtout ñu ànd ak dal waaw ni ñu leen di conseiller ñu defe ko suñ ko defee rek je pense que yàlla may nañu may ak mucc ñun ñëpp. monsieur le maire Baye Dissé yow it sa gis-gis ci annonce bu président Macky Sall moyens yi ñu dégagé pour xeex jàngoro yi coronavirus naam sax du koppar yi moo ñu gën a soxal ndax ñu bari jàpp nañ ni xëy na xeex bi ci wàllu technique bi lañ ko war a gën a jëmale waaye tamit technique koppar da koy gunge mairie yi wax naa ko sànq seenu koppar néew na. ndax yaa ngi xalaat ni yéen tamit war nañ leen doter lu am solo ngir ngeen gën a mën a dugg ci xeex bi. bon ci moyen kenn du bañ ko la dolli. kenn du bañ ko la yokk. surtout que situation bu wees moo taxaw ba kenn sóorul woon. tey bu ñu dee wax lu mairie yi soxla ci wàllu woowu lan ngay wax. par exemple maire day soxla koppar yoo xam ne. day déglu responsable sanitaire yi la ñuy soxlo ñu jox leen ko. la ñuy soxlo ci jumtukaay yoo xam ne day mën a dimbali nit ñi setal ak yooyu ñu jox leen ko am dispositif yoo xam ne buñ ko tegee waxtaan ci lu ñu tënk rek ne lii buñ ko defee mu mën ñu dimbali gën ñu fekk ci tawat bi daf ñuy dimbali. problème bi mooy xaalis bi am na solo lool mais lu mu bare si à titre individuel ñun ku nekk sa bopp. comme ni ko suma collègue waxee xamoo ne mbir mi sa mbira xamoo ne bala ngaa laax jaay da nga war a laax lekk yaa war a jëkk set sa bopp set sa kër set sa néeg sa diggu kër sa buntu kër àndandoog say dëkkandoo ngeen set lu ngeen gis lu yàq ngeen ànd defar ko pour éviter ay niir yoo xam ne ay foo xam ne maladie bi mën na fa développé wu yooyu bu ñu ko defee danañ dem parce que bala ñu naan rassemblement xam nga c'est collectif. penc ku nekk booy ñëw la nga yor ci lu gën a jekk moom ngay sol andi ko fa te combat bi combat jukko la. parce que comportement yi am la ñu war a changer. man par exemple comme commune ba am na groupe yoo xam ne bu ñu xëyee defuñ dara dañuy toog di ataaya. tey j'ai dit yéen a ngi ataaya ñu naan man ma koy jox kaas. je l'ai dit en blaguant mais c'était pour leur dire wax naa leen ko sama leen parce que yéen dégg bu ngeen amee fukki kaas ak ñaar ñeenti kaas ngeen di xiim fuural ko ba mu fuur ngeen ñëw xelil ñeenti nit naan bu ñu paree ngeen jox ñeneen ñeent tàllal ko ndox mi même chose c'est-à-dire surtout ñun banlieue bon léegi ndaa amatul bu ñuy tànq mais en général lu ci gën a bari ñooy bokk pot bu ñuy naanee. wax nga dëgg de ataaya boobu moom xam naa yërëm naa ñiy wax naan la maison est blanche. xaw ma
ñooñu moom lan lañ leen war a xam nañ seen bopp buñ ma déggee monsieur le maire setal yi mu mel ni kon war ngeen ko continuer bu baax a baax ndax zéro déchet yi ñu doon wax sax xaw ma ndax yéen a ngi koy wéelam déet waaye li ma leer mooy am na ci maire yu bari yoo xamante ni maire yi wiir nañu seenu bale xam naa keroog lañu ca noppi monsieur Kane mu mel ni rek kon waxtu bi xam naa ni dafa mel ni jeex na loolu lañ may wax fi mu nekk nii waxtu bi daal daal nañu kii sa kàddu gu mujj du ñàkk. waaw kàddu gu mujj mooy dañu bëgg rek dénkaan yi nga xam ne joxe nañ ko. waaw yeggalee laata ñuy ci wàllu set ñu sàmmonte ko maanaam recommandation yi nga xam ne joxe nañ ko ci wàllu comportement yi au niveau individuel comme au niveau collectif yëpp ñu respecté ko loolu am solo la yaakaar naa ne buñ ko defee daañu mën a faggu maanaam bañ a fexe ba feebar bañ a law leneen liñ ci dolli mooy collectivités locales yi maire yi nga xam ne am nañu rajo parce que bari na ci Sénégal maire yu am rajo loolu ñun lañuy joxe seen participation maanaam def ay émission di relayer message yi aussi gratuitement am na maire yu nga xam ne am na localité yu nga xam ne aussi bon rajo yi fa ne ay hommes politiques ñoo ko yor yaakaar naa ni loolu aussi bu ñu participer ci campagne bi yaakaar naa ni lu baax lay doon. ma ngoog lu baax lay doon muy lu am solo xam naa ni balaa may yëkkati jotaay bi Chérif Dia dina fi teew rek ndax ñàkkul xibaar yu am solo yoo xamante ni dinañu ko baaxee ko askanu Sénégal balaa boobu nag monsieur le maire man maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wax dëgg neex yàlla ci waxtaan wu am solo bi nga xamante ne ni indi ngeen ko te yaakaar naa li fi tukkee tey jile mën naa wax ni askan wi mën nañ cee téye bu baax a baax ndax njariñ la ndax xam nga tey ji kenn mënu la wax réew mu yokk te boolewuñ ci gox-goxaan yi ndax yéen aussi am ngeen taxawaay bu am solo boo xamante ne nii yéen koy def ci biir réew mi naam sax yàgg ngeen jooytu sunu jumtukaay doyul sunuy moyen doyul xëy na tamit loolu doon na liggéey boo xamante ne xëy na ci kanam di ngeen gis njariñ li waaye wax naa ko léegi kenn mënu la xeex fii ci réew mi luy jëmale réew mi kanam te boolewuñ ci gox-goxaan yi te yéen am ngeen rôle bu am solo boo xamante ni yéen a ngi koy joué ndax bu ñu xoolee askan wi saa yu ñu jaaxlee balaa ñuy yegg sax ci benn kilifa yéen la njëkk a gis nañu bataay yi mairie yi léeg-léeg nga xëy gis ay mairie yoo xamante ne askan wi ñu bare bari ñu ngay toog xëy na di njortu rek ne fii mënees na fee jëlee dara kon mu mel ni yéen it seen taxawaay am na solo Chérif nag dina fi teew léegi incha allah baaxee ñu ay xibaar yoo xamante ni tamit xibaar yu am solo la ba tey ci jàngoro ji nga xamante ni moom mooy coronavirus nag fii mu yegg si fii ci réew mi ndax mi ngi def ay giraawaali ci àdduna Chine moom lim nga kenn mënu koo wax lim bu takku la gannaaw Chine réew yu bari jote nañu te yaakaar naa bu doon moyen kese la jàngoro ji mën naa wax ni tey am na réew yu bari yoo xamante ni duñ ci jot moo tax Sénégal tey bu ci jotee nañu gëm yàlla rek te xam ne lii la yàlla dogal ndax ay réew yi ñuy ëpp doole yi ñi ngi fi fuuf te teewul jàngoro ji ba mu fa waree dugg na fa Sénégal wàññi ñaareelu kaam ñu ñaan yàlla mu yem ca Chérif mu mel ni rek kon moom it daal dinay noppi Chérif Dia maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay fàttali ne di nuyu ñaari maire yi fi toog monsieur Guèye ak monsieur Seye. ma ngoog Chérif lan nga ñu mën a baaxee ci xibaar. waaw li ñu ci mën a baaxee buñ ko mënee wax mooy le point parce que mooy li ñu doon sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ba tax na am na benn bulletin boo xamante ni sànq la daanu buñ génne ngir def le point de la situation jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy progression maladie bi jamono ji li ñu mën a jàpp mooy ba léegi ñu ngi ci ñaari cas yi ñu ñaan yàlla mu yem fii ci ñaari cas yooyu nag xam nga ne woon nañ am na ci ñoo xamante ci ay avion lan jaar fi mu toll ñoom ñin jëflanteeg maanaam ñin contacté 47 personnes lan buñ sukkandiku ko ba léegi ci rapport bi nga xamante ni ministère de la santé génn ku ñooñu muy contact direct yoo xamante ne kon identifié nañ leen xëy na ñooñu aussi dinañ dem ñu quarantaine leen xool seen wér-gu-yaram ak yu ni mel fu mu mën a toll ba léegi ci wàllu identification yi mën nañ ko lire en français après on y revient en wolof donc identification des contacts dans les vols amenant les 2 patients au Sénégal en cours avec le concours des compagnies aériennes concernées et des services de police de l'aéroport international Blaise Diagne bu Dakar. Il y a aussi le cumul des alertes loolu aussi wax nañ ko 10 alertes le reçu à partir du 1er février ba fi nga xamante ni kon mooy rek alerte yooyu nee na nag yooyu am na ci 7 yoo xamante ni kon validé nañ ko buñ ko doon xayma kon ci wàllu li nga xamante ni kon moom moo jëm rek ci pourcentage muy 70%. donc ñaari cas yi ñu cumulé ak cas yi nga xamante ni kon test négatif la ak benn résultat boo xamante ni ba léegi ñu ngi koy xaar ci loolu ba léegi parce que gudd na duñ mën a ñëw rek ci li nga xamante ni mais li ci am solo mooy am na benn carte boo xamante ni aussi ñoom élaboré nañ ko jëm rek ci ministère de la santé boo xoolee gestion bi nga xamante ni mooy gestion des alertes bu jëm ci Covid 19 bi
en date du 3 mars 2020 deux nouvelles alertes reçues maanaam jot na ñaari alertes yoo xamante ni jot nañ ko ak 3 mars bi également muy boo xamante ni ñoom ñëpp kon validé na ko jëm ci wàllu suspect boo xoolee nag dëkk yi nga xamante ni kon mooy fa lañ jëlee alerte yooyu bokk na ci liñ tuddee wàllu district lañ ko séddale mi fi nga xamante ni kon ay bërëb bu fajukaay la bokk na ci Dakar Nord bokk na ci Dakar Ouest Dakar Sud Guédiawaye ak Popenguine donc diwaan yi lañ jotagum ay alerte maanaam ñoo xamante ni seen xel xëy na mii ni am na ak njort ñu laaj leen mais boo xoolee yi fi nga xamante ni mooy cas confirmé mooy ñaar yooyu Popenguine kat fa gisoon benn la koo xamante ni xëy na dañ ne dem nañ ba ci biir ñu ki am keneen ko ci yokk muy ñaar ñoo xamante ni kon boo xoolee fële ci Popenguine donc mais ba léegi kon alerte yooyu ñu ngi ci li nga xamante ni kon moom mooy test ci Guédiawaye mooy benn bi nga xamante ni kon mooy cas confirmé bi kon ni ñu ko gisee buñ sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy waa ministère de la santé Dakar Sud jëm ci wàllu district boobu aussi jot nañ fa benn alerte mais ak benn cas confirmé ak tamit li nga xamante ni kon mooy Dakar Ouest donc moom mooy yi diwaan yi nga xamante ni kon buñ sukkandikoo ba léegi ci kër jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram moom moo jëm ci loolu bu dee nag ci wàllu prise en charge des cas aussi ñoom it indi nañ ci li nga xamante ni moom moo gën a leer muy les 2 cas confirmés sont pris en charge au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Aristide de l'hôpital Fann loolu wax nañ ko am na un cas suspect boo xamante ni c'est en isolement jamono ji am na koo xamante ni aussi dañoo njort mbiram mi ngi en isolement ñuy xool ay mbiram jëm nañ aussi wax na aussi ci li nga xamante ni moom mooy wàllu réorganisation de l'accueil des urgences jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy yooyu service ak extension des capacités li nga xamante ni kon ay barab la waaw ñu gën koo yokk comme mbir mi xamul fan la yem ñu loolu tam wax nañ ko ci wàllu prise en charge psychosociale également am na ci ay matukaay yoo xamante ni ñoom kilifa yi nee nañ jël nañ ko jëm rek ci assistance psychologique des familles parce que ñi nga xamante ni kon seen njaboot mooy ñaari cas yi seen njaboot confirmé nañ ko xëy na dinañ tiit ak yu ni mel ñi ngi jëm ci li nga xamante ni kon moom mooy wàllu loolu ak entretien bi nga xamante ni aussi ki nga xamante ni surtout nasaraan bi ñu njëkkoon wax ñi nga xamante ni moom ñoom la employé ay employé am ñoom it ñi ngi waxtaan ak moom xëy na rek pour ñu bañ a paniquer également loolu buñ sukkandikoo ba léegi ci rapport bi nga xamante ni génn na sànq jógee ci ministère de la santé ak wàllu communication ak tamit comme ni ko maire bi doon waxee ak relais ak yu ni mel loolu aussi également jël nañ ko en compte ba nga xamante ni kon ñi ngi koy daal di kii kon boo xoolee carte bi ni mu mel nii kii xam carte Ndakaaru la donc ci district bi fi mu toll Dakar mi ngi nii comme Guédiawaye mooy cas confirmé bi nga xamante ni kon gis nañ ko fa ak bi nga xamante ni kon ci diwaanu monsieur le maire la jóge woon barki Dembo Ndiaye mooy tubaab bi nga xamante ni koy kii Popenguine comme li ma waxee dañ ko doon maanaam suspect la woon mais sant yàlla kon sant yàlla bu baax a baax kon riposte bi door na am nañu yaakaar ci riposte bi Sénégal daal di rek kon amal door ko ci jàngoro ji di coronavirus Chérif ñu lay jaajëfal bu baax a baax li ko jiitu Mouhamadou Mactar Kane mi fi teewoon moom it ñu koy jaajëfal xamee ci wàllu communication maire bu kon Ndiarème Limamoulaye bu Guédiawaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bédi Sey di sant Amadou Gueye maire bu Ngor Almadi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci édition spéciale bi ñu jagleeloon lii di coronavirus ak taxawaayu gox-goxaan yi ci xeex bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ñu bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme yu télévision Futurs Médias